jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mi bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di jàmm ji info point net. yaakaar naa ne nag waxtaan woowu nag amal na leen solo bu baax a baax ñu di la sant ci lool di la gërëm ndax yow nag porteur de voix nga boo waxee xale yi dañuy dégg fi ngay waxee kon nag ñu ñaaxaat bu baax a baax rek ndawi Sénégal ñu gën a bàyyi xel ci yële kàddu papa fi muy duggee ak yow ci waxtaan wi rek mooy dama bëgg rek nga résumer ma sa parcours ci diir bu gàtt rek résumer ma sa parcours ci art. xam nga dama la wax fii junj la ne dañ doon xeex Senghor jamono jooju laa commencé dugg ci affaire u théâtre parce que dañu jël théâtre comme moyen de communication te le théâtre est un médium de communication dugg ko di ko def sax dafa laat njàng moo xam ni fokk nga jaar ci ay pax ak i pàcc baaxoo art ci boppam muy théâtre bi ñuy def di nga def philosophie sociologie psychologie philosophie ngir lan nga mën a tasaare xam ki nga bëgg jot kan la parce que li yàlla sàkk daa bari waaye benn lañ ci tànn pour di ko misaal nga def sociologie xam ban environnement la nekk alors lii di psychologie nga xam jikkoom donc loolu artiste bi ci boppam loolu tax ñu jël ko di ko jël jox ay personnage mu leen di incarner wane leen ba léeg-léeg sax nit ñi dañuy réer daan ne kii day nii la mel parce que dafa mëtal liggéeyam man bi may joué góor jigéen bi ñàkkul sax ñoo xam ne nii dañ naan yow kii day bu nekkul góor jigéen ñu laaj ko bi ma ëmbee tamit joué naa loo xam ne nii góor gu ëmb donc yooyu yëpp maa ngi ko def Sorano waaye ba mu fa nekkee duggeewuma ko woon lenn parce que j'ai du respect quand même pour les Sénégalais kenn mësul gis góor gu ëmb donc dafa am ni ngay épouser personnage bi ba du ñu gëm ni yow yaa ëmb maanaam ni ngay doxalee personnage bi doon ko ba du ñu xam ni yow yaa ëmb te sax histoire bi lan la koo xam ne nii jabar ji moo duy ci xel mi ne ko da nga ëmb sa biir bi daal mu ngi continuer di néew yi ndekete jabar ji moo dem liggéey ko jox ko potion boo xam ni mu ngi ko naan biir bi di enflé rek waa ji jommi jaaxle alors histoire bi ma tënk ko foofu rek comme ni nga waxee léegi ne dañu bëgg a xam li nga xam donc duñu doy na borom xel donc noonu la affaire boobu demee woon mais du ne góor day ëmb waaw waaye mën nañ jël lenn misaal ko xam luñ ci dugal ba gëmloo nit ñi ni góor dina am. d'accord ci loolu papa art da nga ko jàng wala don bu nekk ci yow. ñaar yëpp mi ngi ci bu dee don mi ngi ci parce que man dugguma ci école de théâtre di ko jàng. mosoo dugg ci école. déet. pourtant nit ñi dañ koy werante parce que ni ngay joué. waaw loolu dafa am lu ko wundu li ko wundu moom laa lay expliquer nii ba ma ko bëggee def. dama dem fekk ji samay nawle di samay morom yoo xam ne nii ñi ngi nekkoon maison du jeune di ko def ma ñëw maison du jeune fekk leen fa wax dëgg fa yàlla moo gis ni la majeure partie ci na fa nekkoon ñu ngi jóge école des arts donc bu ñu koy def la ñu jàng école des arts rek la ñu indiwaat foofu ndax ka fa nekkoon sax di diriger école des arts la jógee donc moom ci xam-xamam mu ñu koy duy ñu njëkk ci classique yi classique yi ñun ñii classique yi mooy ay buur ba yeeg ay lu mel ni buur siin buur ba jolof yooyu ay classique la histoire yi la mort du Damel par exemple Cissé Dia bindoon ko nga xam ni nii dañ ci am passage yoo xam ni dañ ko def rek rapidement ñu ngir nga xam Cissé Dia dafa wax ni Makoddu dafa demoon guerre ak tubaab yi ñu gaañ ko fa gaañ boo xam ne nii wax dëgg fa yàlla sonnaloon na ko bi mu ñëwee nag war a ñibbisi dañ ko digal ne ko mënoo dellu siin comme perte nga Kayoor léegi loolu ñu ko wax sàmbakal nijaayu doom ji bañal ko loolu ne ko bu fa dellu dégg nga foofu boo fa delloo histoire bi sax
en fait du genre bu fa delloo mais dafa ni ko foofu yaa ko moom kenn ëpplewu la fa donc boo waree noppaleku ji te comme perte nañ Kayor nañ dem foofu sa doom ma nga fa mais nag waa Siin nanguwuñu woon mu ñëw foofu parce que ñoom adopté nañ déjà doom ji ba pare léegi ñu bañ Makoddu ñëw dugg si foofu parce que ñoom aussi tamit li mu leen njëkk daan ba nangu foofu daf leen metti mu des ci seen xol seen xel seen xalaat alors loolu bañ ca duggee ceddu yi ñi ànd ak Makoddu dañ daan laaj latsukaa bi moo doon géwél bi nga xam mooy géwél bu mag bu Makoddu chaque fois bu génnee rek jóge ci néegu Makoddu bu génnee ci biti tasanteeg ñoom ñu ngi ko toogaanu dañ koy ñëw est-il vrai kooku nijaay yi sax la ñuy laaj loolu ne est-il vrai Samba Kël moo doon nijaay yi que le Buur Saloum est près de sa fin mais on le dit Latsukabe la ñu yónni donc mu laaj Samba Kël parce que ñoom amuñu droit laaj nijaay ji tellement que dafa tàng alors mu daal ne on le dit Latsukabe on le dit mais le tamarinier s'accroche à la terre par des racines trop puissantes pour craindre le vent fut-il une tornade kooku daf leen junj alors junj doy na borom xel bon ci émission bi moo tax tekki bi aussi tamit mënu ma ci jaar damay bàyyi noonu rek ñu comprendre bu ko defee ñoo xam ni foofu Samba Kël n'était pas prêt pour wax dëgg fa yàlla Damel Makoddu laatukaan na ba pare parce que bu ko waxoon rek du ñàkk waa Siin jóg jël doom ji nekkoon no kii effectivement bi mu soobee moom ci boppam sóob Damel Makoddu pour mu faqar ñi loolu parce que dénkaane la te doom ji dafa war a xam ni ndénkaane la moo tax Makoddu daal di dem mu jég dafa xeex ak doom ji pour am loolu mais doom ji dafa rey bàyyi donc ci loolu rek waxtaan wi am naa yaakaar ni am na solo ndax abu fi mu toll nii dafa mel ni yaramam bi yëpp mi ngi yëngatu ndax moom dafa bëgg sama papa ji toog ci li ñuy dem rek mooy bi may dooree mooy baat bi ni mu mel nii la yàlla bindee am da nga dem pour incarner ko pour rôle yi ngay jouer voilà. gis nga bu njëkk bu mu tëjoon ci nekk ma wax da nga dem jigéen nekk ci biir waaw mais booy def théâtre dafa am ñoo xam ne nii foog nga liggéey ko pour sa baat mel ko foog nga liggéey ko bu fekkee ni articulation yi la foog nga liggéey ko am na nag yëpp ay exercices yoo xam ni di nga ko liggéey ba articulation bi ñëw bu dul loolu aussi tamit ci yooyu sax la ñuy tekkee déjà ne yow ndax dramaturge nga wala tragédien nga wala mélodrame ngay def yooyu yëpp dafa am ci loolu yëpp gëstu la ci théâtre pour bu ñu la dénkee rôle baat boobu la ñu gën a soxla ci yow pour nga utiliser ko man tragédien la donc lépp loo xam ne c'est tragique parce que baat bi ni mu diisee loolu lañ koy soxla ma jëlal la exemple ci benn vieux Douta Seck dégg bu daan wax ndeysaan am na benn kiyam boo xam ne nii bu ko nit ñi daan seetaan Sorano du ñu bëgg lu mooy mu des ci scène bi di wax Douta Seck liggéeyu la non sama baat naturel am naa ko mais dama koy liggéey pour doon vrai tragédien. mais est-ce que loolu yomboon na. déedéet dem naa ci booru géej yooxu naa ci ba sonn ak façon yooxum yooxu boobu waxuñu ngay yooxu ba sa baat sew boo ko gisee ci woykat yi sax am na ñoo xam ne dañu woyuñu dañuy yooxu ba seen baat sew ñu yaakaar ni foofu la te baat dafa am gaam da ngay de c'est musical do ré mi fa sol la si do ci baat la ñu tëggee musique baat moom la ñuy tëggee musique la première note musicale c'est la voix donc yooyu yëpp phénomène la ñu yoo xam ne nii il faut ñu ñëw ci théâtre bi parce que nga togg ko xam nga pour lan gaam harmonie ak mélodie baat foofu lay neexee boo liggéeyee sa harmonie liggéey sa mélodie dana neex dana baax pour booy wax poésie aussi tamit mu am musicalité boobu ci poème bi
kon mën nañ ne aar bokk na ci li tax nga sa baat bi mel ni. waaw loolu surtout ok ma liggéey ko mais dolli na ma ci wàllu liggéey boobu may liggéey ci wàllu école parce que léeg-léeg ñu bind texte bi ci boppam en français lañ koy bindee man duma français waaye faw par force ma dégg français ak réglam ndax lu tax loolu dañuy bind benn texte mu poétique mu nekk loo xam ne dañ ko taalif boole ci dugal ci misaal yu ñuy woowee ci nasaraan symbole muy ay nataal Senghor noonu la daan bindee d'ailleurs ci ni muy nettalee sax ni Aynina Fall nekkoon na délégué cheminot ma nga dee Thiès deem boobu ba mu ko commencé di ko nettali bés bi sax daf ko junj bés bi ci boppam ak melukaanu bés bi daf ko junj te loolu il faut que nga jàng pour xam ni Senghor demeerewul rek daan ne Aynina dee na Thiès ñii ñoo ko rey nangam ba pare ñi ko rey daf leen misaalee rab ay njanaaw ak ay yu kenn xamul parce que dafa ni c'était à Thiès l'autre année les chacals s'étaient revenus autour de l'hyène et les cynocéphales et de tendres antilopes aux yeux de nuit il arriva qui l'assassin mu misaal ko ci bukki xam nga ni ñu jàppee bukki fii rek il arriva quand le virent les cynocéphales ils se mirent à ricaner astafurlah sax il arriva boobu Aynina moo ko moom donc quand le virent les cynocéphales ils se mirent à ricaner maanaam ñi nga xam ne ñoo koy jàpp pour ñu rey ko ñoom ñëpp liy olofoor naan bëñ signe na la lalu deret donc mu dugg foofu et ils se mirent à ricaner secouant dans leurs racines tous les baobabs du Kayor et du Bawol yooyu yëpp ay symbole la soo mënul lire symbole doo mën a xam texte bi ci boppam na nga koy waxee ba mu dugg nit ki ak baat ba ak na nga ko ci toggee neexaay ba yooyu yëpp mélodie bi ak harmonie bi. d'accord kon loolu dafa jar a jàng. dafa jar a jàng rek Senghor moom bëggul loolu moom ci bindewu ko noonu dafa bëgg ñu wax ko nga mel ni koy léeb moom mooy loolu mooy style am mais il faut nga mën a def différence ñaar yi pour xam yow boo ko jëlee ndax di nga ci dugal harmonie ak mélodie pour neexal wala da nga koy delloo Senghor ma yaakaar ni nag comme moo ko bind delloo ko ci réew tamit ci la. kon muy la am solo. te dafa am loo xam ne nii lu metti ci Senghor la lu mu bind na mu ko waxee na daf lay ñaan nga dimbali rek waxee ko doonu soxlawul ay dramaturgie ak yooyu moom noonu la daan bindee kii ko nuru mooy Aimé Césaire mi ñuy wax naan dañuy toppandante ñii naan déedéet kii naan ko Senghor dafa am style am Aimé Césaire dafa am style am waaye daal ki mu gën a nuru Aimé Césaire donc ci loolu xam-xam la. kon xam-xam dafa nekk loo xamante ni dafa jar ñu koy jàngi il faut nga jàng parce que xam nga nag tey ji ku ci nekk ak banc bi nga toog mais jàng bi da ciy baax xam naa débat boobu dañ koy close tuuti ñu newaat ñu ñëw ci personnage. duñ ko close ba ko closé gis nga ñi ngay jébbal lii may wax ni dafa am luy des ci ñoom ma wax la lenn boo xam ni moo gën a garaaw accidentellement dem naa France tombeek beneen auteur bu dul Senghor. yàgg na 2005 la woon donc ci keneen koo xam ne nii moo gën a lëj encore Senghor bu nekkoon koo xam ne nii kul si lam ko lañ koy wax doonoon journaliste xam nga kan Thomas Sankara le grand ndeysaan moom dafa tënk jël style wu léppkat mu ni de rouge. Elle est vêtue ce soir l'illustre mémoire des ancêtres. Oui, de fait. Le conte de ce soir est un conte de fait. Il est brûlant et commence par des larmes qui, sous les joues de l'histoire, creusent des sillons de plaies. 4 nuits, 4 veillées funèbres célébreront des funérailles de Sankadi. Sankadi mooy Sankara bi gis nga mais beneen tournure la jël
donc loolu moom déjà loolu rek tënk na lépp bi mais lu waral histoire bi bu ñu amoon jot tey ma jaaral la ci lépp parce que man bu may jàng texte damay boolewaale lépp dugal ko ci bi parce qu'on ne sait jamais. dañ fiy ñëwaat après ñu gën a yaatal loolu. dooleeku la daal. d'accord waaw muy lu am solo parce que am na ñoo xamante ni tey jii li nga xamante ni doon nga ko wax xamuñu ko xam nga ñu ci bëri xamuñu woon li nga xamante ni loolu ngay wax. dafa war a jàng am niveau fii ku jug rek daal ne comédien la te loolu dañ ko war a bàyyi. ak personnage yi ñuy jaawale am na ñoo xamante ni dañuy jaawale personnage ak ni ñu war a doxee ci mbedd bi. waaw xam nga loolu nag li koy indi mooy boo xasee ba joué yëre la boo sol boo ci paree 6000 yëre boobu ak lépp lu mu àndal nga teg ko ci biti. mais est-ce que loolu du ñàkkal xorom artiste bi. dafay daaneel métier bi artiste bu yaakaar ni loolu ndam la ci moom daanu na ci xel ak xalaat parce que mosoo gis benn technicien de nangam. génn moom ak mbedd bi naan technicien nangam nekk ci mbedd bi di def ay ay uteem di ko wane. médecin bi faj xam nga du génne xam-xamu faj bi du taxaw ci mbedd bi naan mi ngi ko génne. donc simi na mbubu fajkat bi fale ki nga xam ni aussi tamit vraiment day dawal oto est-ce que day génn ci mbedd bi nga gis ko muy change vitesse yi tànk yi di naaw di dem ko fu nekk kenn xamul muy yëngal volant bi yooyu xam nga duñ ko def day simi mbubu dawalkat bi teg ko fee. may ñaan sama mbokk artistes yi sama mbokk laa leen di wax parce que néewaluma leen waaye tey génne xam-xam bi as tuut te it yeddaa ngi ci biir ngir ñu yem foofu daf may sax mu dugg ci buzz. waaw ndax dafa bari wut buzz nañu xalaat ëllëg boo duggee ci bàmmeel loolu maa ko génne ñiy wut buzz rek ñëpp amul comédien amul leneen ak leneen man kuy wut buzz ñaanaluma la ko waaye na nga xalaat ni ëllëg yàlla boo dugg ci bàmmeel ñu bës la ak suuf ba say yax des kon nañ moytu buzz lu waral sax ñu war a moytu buzz nasaraan dafa ne et de la langue car plus l'œil admire plus la langue flatte et vante et plus le bonheur se fait vulnérable à le venin et s'affaiblit mu ne moytu leen gët ak làmmiñ gët mooy ñaari bët c'est le pluriel de bët ñu bari da naan say bët déedéet say gët la ñu war a wax su yàgg nañ toq ci dara te bu ne ci toq foog làmmiñ tudd ko te bu yàggee lool boo moytuwul mbir ma ci boppam day laatukaan. jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net